salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ku nekk seen tur ci sa sant di leen remercier yéen ñëpp ci seen teewaay bon di leen wax ni waa équipe Dabakh Construction ñu leen di remercier ci seen acte de présence bi ngeen def bàyyi seen yitte ñëw pour teewal ñu ci suñu inauguration bureau bi ñu bëgg a tëj fii ci Dakar. Bon tout d'abord damay présenter wu je m'appelle Cheikh Sadibou Cissé, je suis chef d'entreprise de l'entreprise Dabakh Construction. Dabakh Construction, c'est une équipe jeune et dynamique qui est dans le marché depuis 2004. Bon, on est dans le secteur du bâtiment, tout ce qui est bâtiment, immobilier, construction, depuis des années. Tey jii boo gisee ñun ñu tijji bureau bi ci Dakar fii dañu toll ci benn moment boo xam ne gëm nañ ni tey suñu liggéey war na mën a dépasser Mbour gi ñu nekk. ñu ne pourquoi pas ñu élargir suñu liggéey ba mu egsi fii ci capitale bi tey ambition boobu la ñu am pour mën a élargir suñu liggéey fii nii ci capitale bi. Le chemin n'a pas été facile bi ñu déparé ba tey ñu toll ci fii mais dañuy sant yàlla te gëm ni commencé guñu dañuy door a teg suñu benn tànk. On va essayer de tout faire ak ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci société bii ñu tuddee Dabakh Construction pour suba ñu dégg Dabakh Construction ci àdduna bi yëpp. ñun suñu mbébét tey loolu la suñu mbébét tey mooy bépp jeune bu mel ni ñun mu gëm ni mën na liggéey ci réewam ba mën a jariñ réewam jariñ képp ku nekk ci goxam. am nañ capacité pour def ko parce que depuis des années ñu ngi ci te it fa ñu commencé ba fi ñu toll tey gëm nañu yoon bi ñu nekk ñun tey buñ ci continuer lépp lu ñu bëgg rek suba ñu bari dinañ comprendre lan moo taxoon Dabakh Construction ñëw Dakar. ñëwuñu fii parce que dañoo bëgg ñëw Dakar non non dañu gëm ni jot na pour ñu ñëw ubbi suñu bureau fii ci Dakar def comme ni bépp entreprise di def. pourquoi pas suba ñuy dem fi ñuy tudd yenn entreprise yu mag yi Fougerolles ak CSE yëpp ñu tudd fa Dabakh Construction te incha allah dina am. société bii ñu tuddee Dabakh Construction du Sadibou du Chérif du kenn je vais pas citer des noms damay remercier ñëpp di remercier tamit ñi nga xam ne tey ñu ngi door a bokk ci groupe bii ñu tuddee Dabakh Construction nga xam ne tey ñëw nañ fekk suñu pour jàppale suñu di remercier ñi nga xam ne tamit bàyyi nañ seen yitte bàyyi seen lépp ñëw fekkee ñu fii pour jàppale ñu. remercier une fois de plus ci seen teewaay di leen remercier bu baax merci. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli sëlmal si ngën ji def Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu toute l'assistance di si jiital ki nga xamante ni moom la yàlla dogal mu jiital li nga xamante ni moom moo di Dabakh Construction di entreprise boo xamante ni bu dynamique la entreprise boo xamante ni ay ndaw ñoo ci nekk waaye itam entreprise boo xamante ni ndaw moo ko jiitee di suñu xarit Sadibou di ñaan suñu borom rek mi nga xamante ni moom mooy defar mbir yëpp fépp foo xamante ni dégg nañ fa entreprise yi nga xam ne waxuma ñoo gën a mag ci réew mi mais su àdduna bi yëpp yàlla dogal ñu dem ba fay dégg Dabakh Construction te incha allahu dina am ndax ay ndaw lañ yoo xamante ni ñu gëm seen bopp nekk ñoo xamante ni itam ñu dynamique nekk itam ñoo xamante ni ñu sérieux lañ ci li nga xamante ni moom la ñuy def ci seen wàllu liggéey te loolu mën naa ci témoigner tuuti ci turu toute l'équipe de Tous pour un bon Ramadan bi nga xamante ni moom lañ doon def ci télévision Futurs Médias doore ko daaw te Pape Cheikh Diallo nekk l'animateur principal ñun itam ñu nekk ci biir di ci def ay rubrique pour di ñaax nit ñi ñuy dimbaliwaate te yàlla rek tax yàlla dogal bi ñu lancé appel moom Sadibou mu dégg ko ren ji ci koor gi ñëw am ci taxawaay boo xamante ni bu mucc ayib la ci liggéey boo xamante ni bu ànd ak qualité la mais surtout ànd ak li nga xamante moom moo di rapidité ndax léeg-léeg nit dina toll foo xamante ni soo koy dimbali soo yeexee tuuti rek caaf mën naa xam mais équipe bi nga xamante ni moom la déployé woon ci tournage boobu ñu doon def nga xam ne moo di Pikine Gannaaw Raay nekkoon nañ ñoo xamante ni wax dëgg yàlla ku ñu liggéeyal sa xel war na dal liggéey bi set na liggéey ba gaaw na waaye itam ànd na ak li nga xam ne moo di qualité maanaam dëgër na te loolu suñu ko mënee def ki nga xamante ni moom moo nekk ci bopp bi di Sadibou dynamisme am moom la jël transféré ko ak ñi nga xamante ni ñoom la bokkal Dabakh Construction gi yëpp ndax comme ni mu ko waxee sànq nekkatul yëfi boppam waaye yëfi ñëpp la kon dañuy ñaan réew mi ñu jàppale ko gën ko dëgëral waaye itam di ko dolli ay ñaan ndax képp koo xamante ni yaa ngi yëngu si lu mel nii rek yaakaar naa ñaan day nekk loo xamante ni lu ama am solo la
kon Sadibou ñu ngi lay féliciter di la encourager di la wax bonne continuation di la wax itam fi nga xamante ni fa nga teg sa tànk foofu rek la bu ko teggi ndax nit ku nekk sa la ngay yëngu rek nga mën a dimbalee jaami yàlla yi te yàlla rek tax te Yonent sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne ñun ñëpp ay jaami yàlla lañ ki yàlla gën a bëgg si nit ñi nag mooy ki nga xamante ni day taxawu jaami yàlla yi saa soo xamee ne rek yitte wala soxla am nañ ko te loolu moom nga ànd ak ñun c'est tous pour un bon Ramadan comme ni ma la ko waxee sànq en off nañu dem ba dégg Dabakh Construction waxuma sax au niveau du sous-région wala de la sous-région mais ba international ñu koy dégg fépp si àdduna te yàlla mën na ko soit courageux soit endurant mais surtout soit nekk nit koo xamante ni kuy dox si droiture ngay doon su amee rek incha allah lépp dina am ngay dem bay employé waxuma la 100 wala mais des milliers et des milliers des centaines et milliers de personnes comme ni ñu koy déggee si entreprise yu mag yëpp yal na la yàlla defal jàmm yàlla lafal la ñaar yi catu làmmeñ ak catu bët incha allah bu amee rek lépp baax si kàttanu yàlla ak daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi jégalu bu baax. Salam alaikum tout le monde, je me présente, Momo Wade, présentateur. Donc c'est un honneur pour moi ma ñëw fi tey fekkee inauguration wu boutique wala place u Sadibou bi muy Dabakh Construction. Bon plaisir la ci ñun ñëpp parce que bu ñu gisee benn jeune bu mel ni Sadibou di entreprendre ay projets yoo xamante ni du ma ni projet yu ndaw la projet yu mag la buñ ko gisee ñun plaisir la ci ñun honneur la ci ñun parce que ambassadeur u jeunesse bi la donc lii dafay wane ni rek nous avons une jeunesse saine nous avons une jeunesse ambitieuse et que vraiment ñun de notre côté ñun ñoo war a mottali li des parce que jeunesse bi léegi dafa structuré woo d'une façon que ni ku ci ne am na loo mën a apporter sa morom ñoom wàllu bi ñu nekk ñu ngi ciy bay seen waar ñun wàllu bi ñu nekk suñu devoir mooy pousse leen promouvoir leen ba ñu mën a fës ci àdduna bi donc plaisir na ci ñun félicitations encore une fois defe naa ni imam def na ñaan yi fi war te ñu ngi xaaraat ñaan yi mu gën a yànj incha allah félicitations wax ci du bëri parce que sama grand wax na lépp donc li ñuy bëgg rek mooy mu bañ a yem Dakar te gëm nañu ni du yam Dakar kase bëgg nañu mu dugg ci sous-région bi bëgg nañu mu wër àdduna bi ba ni ñuy gisee entreprise yu mag yëpp ñu mën ko gisee Sadibou Dabakh Construction tamit ci àdduna parce que man damay faral di wax benn affaire mooy que ni je trouve anormal ñu am yenn édifices yoo xamante ni dañ koy taxawal ci dëkk bi ñuy dem di jëli ay étrangers pour ñuy ñëw di ko tabax c'est anormal alors que ni am nañu ay doomi réew mi yoo xamante ni ils sont doués ils sont forts ci liggéey boobu noonu donc yoon la ñoom également ñu pousse leen dooleel leen ba ñu mën a jëmal seen talent donc ci loolu damay profité di ñaax ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllu woowu noonu ñii ay doomi réew mi lañu ñun ñëpp sax laay wax ay doomi réew mi lañu mais ñii wàll bi ñu nekk pour ñun ci suñu xel bu gàtt yéen war ngeen leen gën a jàppale pour que liggéey bi gën a jëm kanam donc ñu ngi koy ñaan te ñun lépp lu ci war incha allah bul tiit bul ragal dinañ ko ci def ci kàttan yàlla donc bi ngi doon merci beaucoup à vous tous maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm jaa ngeen jëf. maa ngi nuyu ñëpp ñu fi teew di remercier seen teewaay di am mbégte nag ci invitation bi nga xamante ni invitation bu ngor la jom fulla fayda ndax kenn ci doomu réew bi ñu koy wax Sadibou borom Dabakh Construction bu tijjee lu mel nii sagub réew mi la sagub Sénégal la mais nag sagub jeunesse la ndax li may wax rek chaque jour réew jeunesse koy mujjee te jeunesse bi bu ñu baaxee rek mag ñi mën nañ am yaakaar ci seen réew ëllëg te nag jeunesse ci liggéey lay tàmbalee mais liggéey bu ànd ak ngor liggéey bu ànd ak jom fulla fayda Sadibou nag mën nañ témoignage moom tuuti parce que comme ni ko sëñ Oustaz waxee léegi un tous le Ramadan bi def naa ni ñun fa la ñu fekkoon bi ñu egsee fekk Pape Cheikh Diallo ma àndoon sama leader de la génération consciente Pape Diouf nga xamante ni maa yor charge de communication ñu ñëw seet si ñu Pape Cheikh Diallo ñu njëkk a dégg mooy Sadibou jël na engagement wu kër gi ne da koy defar man personnellement xam naa lu bari ci Sadibou ci kaawu social yi biy def yoo xamante ni bu koy def loxo càmmoñam du ko yëkk te nag social soxla nañ ci lool li may wax chaque jour rek kuy dimbali nit nañ ci gaaw ndax jamono na egg foo xamante ni nga bëgg gis koo dimbali mu tëla kon
lii dafa bokk ci loo xamante ni développement wu réew la parce que Sadibou yamul rek ci Dabakh Construction bi mais mi ngi dimbali ay néew di doole ndax fekk koo xamante ni amul mënul doolam eggul fenn fii nga jël ko tabaxal ko këram ba mu nekk ci beneen monde boo xamante ni yaakaaru ko woon tey ku seetaan on tous pour un Ramadan nee na bu nee ba am 70 ans la ko suñ borom betteeg xéwal gi kon ndimbal mën naa ñëwee fu ne mais nag comme ni ko sëñ Assane waxee nit ki am na ko xam boo koy dimbali boo yéexee tuuti rek day daal di xaw a saalit kon Sadibou lii nga tijji ñun de on est fier de toi wax dëgg fa yàlla parce que ay jeunes lañu comme yow te jeune réew dafa war a am benn gëm-gëm boo xamante ni Sénégal ñun rek ñoo ko mën a puus ñoo ko mën a yóbbu ñoo mën a jaay suñu direction ñoo mën a jaay suñu réew ñoo mën a jaay suñu drapeau te ci lii lay tàmbalee comme ni nga ko defee rek jëlee ko Mbour indi ko Ndakaaru mais nag yàlla nga ko jëlee Ndakaaru yóbbu ko ci sous région yëpp yóbbu ko it ci àdduna bi affaire bi fës parce que lii ngay def du lu ñuy nëbb lii ngay def lu ñuy fësal la parce que tey ji kenn ku ci nekk ñaan nga yàlla ëllëg teg sa njaboot boo xamante ni boo leen dëddoo sa xel dal te ci lii lay tàmbalee kon dañ lay ñaanal di la wax ni fi nga teg sa tànk man xam naa la bu baax ci sa dëggu xam naa la bu baax ci sa sincère xam naa la bu baax ci loo mënul doo ko def loo mënul doo ko dige parce que nag maa ngi yow dañuy ñaaroo lu bari loo xamante ni lu kenn dul yëg keroog bi nga yóbboo sa yaay màkk teew naa fa macha allah jeune bu am ambition nga wax dëgg fa yàlla téye ambition kooku man xam naa ko ci yow am nga gëm-gëm te am nga yaakaar ni fii nga teg sa tànk mën nga ko yóbbu feneen fu dul fii te nag nit amul lu dul gëm-gëm parce que damay wax chaque jour gëm-gëm bu nekkul ci yow rek pour nga dund sax dafay daal di metti parce que nit day gëm boppam gëm ni mën naa jëlee fii lii yóbbu ko fee te loolu tamit la ñuy àndeek doomu aadama kon lii boo ko ubbee ma wax dëgg fa yàlla ay nit responsable rek laa fi gis ay kilifa laa fi gis kon xel mën naa dal parce que xale ba loxoom setee rek mën a bokk ak ay mag kon ñu ngi lay ñaanal Dabakh Construction bi yàlla nañ ko dégg fu ne ci àdduna bi yàlla nañ ko dem ba yaa ngi wax sax employé ay 100 personnes mais ay milliers de personnes mën nga ko parce que tu es ambitieux te àdduna loolu kese la loo gëm rek suñu borom teg ci loxo kon entreprise bi yàlla na bokk ci entreprise bi suñu borom di teg loxo mu àgg fi mu bëgg a àgg wax dëgg fa yàlla Oustaz Assane ñu ngi lay sant di la gërëm ndax lii fierté la ndax yu mel ni dañ ciy bëgg a gis genre yu mel ni yéen di sant tamit ñu ma fi fekk ñëpp di am mbégte loolu moomoo yow it sant nañ la gërëm nañ la parce que tamit lii muy def yéen ay porteur de voix ngeen bëgg nañ ci seen i loxo comme ni ko suñu saa waxee ñu ngi woo Sénégal yëpp nag ñëpp jàpp ci xeebuñu kenn mag ndaw képp koo xamante ni yaakaar na ni boo ci tegee sa loxo suñu borom mën na ko pousse rek ñu ngi lay woo nga teg sa loxo ndax lii nga fi ñëpp la di am mbégte di am contentement di gërëm nag ki fi jóge léegi ndax gis naa tamit Wally Seck jaar na fi léegi moo lay wane nit ñi nga xaritu ñëpp nga xaritu Sénégal ga te loolu dafa am solo di def dara tey jii am personnalité yëpp ñëw wuy si la loolu dafa am solo da lay wàññi référence nga ci réew bi nga nekk yàlla na yàlla yokk di jéggalu ñëpp nag di remercier ñëpp jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum yéen ñëpp ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di leen remercier ci déplacement bi ngeen def pour ñëw assister ci événement bi di jeune là comme PDG Sadibou te je crois en lui xam naa ne li muy def ni nañ ko dégg waxuma sax fii ci beneen dimension bu toll bu raw fii fi boppam du yem Dakar te xam naa ne li muy def ci lu baax lu nit yi ñu yëgul sax moo ëpp ci li muy def lu nit yëg donc Sadibou dama nga xam en tant que personne bañ na ko ba papa sax laa koy woowee donc c'est pas que nit ñi dañ koy dégg nii rek moom mën naa kaamil xam ne mooy nit bi nga xam ne fu ne ngay dégg turam te heure boo ko woowee mu wuy si la du xaar sax nga wax ko sa soxla mu koy def donc jëmm ji wuy na tur bi si boppam ñi ngi lay ñaanal li nga yaakaar yow rek yaa ko xam ci Dabakh Malick bi nga yaakaar yal na la yàlla wala lépp loo yaakaar ak looy wut yal na la ko yàlla may waxtulaa waaw ñu ngi doon ñëw rek di leen doon ouverture Dabakh Construction vers Dakar donc doon dafa lu ñëw bi ak accueil bi nga xam te ne Dakar accueil nañu ko donc équipe technique bi nga xam te ñoo yor wàllu équipe technique bu Dabakh Construction donc ñoo doon ñëw expliquer leen juste ay jaar-jaaram donc ci plan yi nga xam jot nañ koy def ak liggéey yi nga xam jot nañ ko achevé doon nañ ko liggéey avancé ci dem ci lu baax a baax am yoo xam ne en cours ak yoo xam te pare nañ donc yooyu yëpp dina leen ko véhiculer wan leen ko ba nga xam ni Dabakh Construction ni muy doxee ci wàllu technique
maanaam te ñu ngi invité ñëpp képp koo xam te mu ngi ci zone bi nekk ci bisu biir Dakar ñu ngi ñëw rejoindre Dabakh Construction solo ci biir liggéeyam ci biir Dabakh Construction donc liggéey bi yaatu na donc xam-xam rek la ñuy doxal xew xalaat yu rafet moo fi nekk donc ku ñëw war nga am devis plan ak réalisation yëpp ñu ngi ci biir donc ñu ngi invité ñëpp ñu ñëw fekk si ñu Dabakh Construction fii ci Dakar donc ci côté aéroport donc ñu ngi foofu donc képp ku ñëw rek dinañ mën a doxalante ak yow donc équipe technique bi yëpp nag moom ñu ngi rafetlu Dakar ñun ñu accueillir vraiment ñëw na ñoom ñëpp ñu war a teew na fi wax dëgg yàlla ñuy kontaan ci loolu yëpp di ñaan rek ñëpp rek ñu ñëw rek rejoindre Dabakh Construction donc nga xam te liggéey bu set bu gaaw bu rafet fii la fii Dabakh Construction fii la